salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum mbokki internet yi tey muy jour de la Korité di dimanche ñu war a ñëw ziar gars yi dugg si kër kilifa yi tey nag ñu ngi nii si kër Imam Sarr di imaamu Jokalante imaam Birama Sarr ñu ngi nii si këram ñëw ziar ko mu wax ñu si Korité gi nan la ko gisee Korité ren beeg pour daaw bi passé ak affaire pandémie bi ñu ngi nii di yëg si kaw bu ñu demee fekk ci kaw waaw mu wax ñu nan la gisee feebar bi oui ñu ngi nii dugg si nañ kër imam ñu ngi nii dugg si salon bi salaamaaleykum waaw kii kan la imam waaw yéen waa Sénégal yéen ñuy seetaan imam Sarr ma leen doon wax si suuf moo nekk nii ñu koy wax Birama Sarr di imam ratib fii si Jokalante ak feneen xam naa nañ ci dugg après nañ ko gën a leeral parce que xam ngeen ne Korité gi passé niñ ko dundee ak bii bokkul pandémie bi gis ngeen li fi xew moom aussi mu nekk imam si quartier bi nekk fi aussi autorité ñu war ko ñëw jël buñ jógee si moom nag autorité yi ñu war a jël tey bari na teg leen fii seen loxo incha allah rabbi tey émission bi na tàng dina neex salaamaaleykum imam waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu Biram maa ngi lay nuyu di ziar di ñaan di nuyu waa Semi TV di nuyu waa adduna bi yëpp di wax ñëpp kullu aamin wa antum bi xayrin allahuma taqabbal minna ramadan. waaw xanaa nga présenté waat rek waa Sénégal gën la xam. waaw alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala waaw man maa ngi tudd Birama Sarr ñu gën maa xam si turu Pape Sarr fi ma dëkk fii nag quartier bi ñu nekk muy Jokalante man maay président du conseil de quartier depuis 2017 mais imam ratib fële laa ko nekk muy comico 4 bu yëmbal série E foofu laa nekk imam ratib waaye comme ni nga ko waxee maa ngi jiite si jàkka ji ci dëkk bi waaye am na fi sama mag mooy imam bi muy imam Ndiouga Sarr yàlla na fi yàgg te wér ñu ngi koy nuyu di nuyu waa dëkk bi yëpp di leen nuyu yéen it waaw imam Birama daaw ñu gis Korité bi ni mu demee neex lool ren aussi ñu gis Korité bi ni mu demee ak feebar bi fi am nii nan nga dundee sa Korité daaw ak bu ren. waaw alhamdulilah ala kulli xaal bala ñoo wax Korité dañuy wax koor d'abord parce que ñun yàlla daf ñoo nattoo fa la ñu dëkk jàkka ji ñuy jiite muy masjidu shura dafa nekk jàkka bu am ginnaaw koor gi ñu bari ndeysaan dañuy jóge fu sori di fa ñëw di bokk ak ñun li nga xam ne moom mooy naawafil yi di bokk ak ñun tahajjud yi ñuy def foofu yëpp daal ñu ngi koy bokk ak ñun rawatina fukki fan yu mujj yi dañ daan def xiyaamu layli ay nit di jóge fu ne ñu ngi nuyu au passage noox moom lañ daan teg loolu si loxoom noox leen xaadimul quran ren loolu amul waaye nag quand même li olof yi naan yàlla du tëj bunt tëj palanteer jàkka ji am na benn groupe WhatsApp bu ñu ubbi bu masjidu shura wutal ko benn programme hebdomadaire ñu si def ay jàngale yu am solo maanaam lundi bi de 11h ba kera ñuy bu guddi dañuy am lundi bu nekk fiqh xam nga yoon saasaan dafa wax ni man yuridillahu bi xayran yufaqihu fi diin ku yàlla bëggal ay yiw da lay déggloo diine donc loolu tax ñu jiital xam-xamu diine te leen jàngal li nga xam ni xëy na waroon ngaa fay ay ustaaz ñu def la déplacement ñëw jàngal la ko wala nga dem jàng ji ko da ngay toog sa kër ñu la koy jàngal naka noonu leen mardi bi ñuy jàngale li nga xam ne moom mooy aqida pas-pas parce que islam c'est pas-pas la tegu ndax yàlla def ni waxlam annahu laa ilaha illa hu wastaghfir li zanbika donc li jiitu ci l'islam mooy xam kuy yàlla d'abord ak nuñ ko war a jaamoo ñetteel bi mooy mercredi ñu jagleel ko alquran jeudi ñu jagleel ko siira damay gàttal rek vendredi ñu def ko minbarul aïmma donc li ñu daan gis ci jàkkee di dem di déglu xutba yëpp dañ koy am ba àjjuma ji boobu mun naa ko jiite ànd si ak samay mbokk yu baax bëgguma li moo tax day xaw a xat
samedi dimanche ñu jël ko jox ko la commission scientifique nga xam ne ay docteur ñoo koy animé si wàllu pathologie docteur maanaam feebar yi am yëpp asthme hémorroïde insuffisance rénale yëpp ak stress yooyu yëpp daal macha allah ak ay sage-femme ay maîtresse sage-femme ñoom ñoo ko doon traité donc ñun nii lañ ko dundee au niveau de la mosquée waaw mag ñi gis seen bopp ndaw ñi gis seen bopp voilà au niveau local comme ni nga ko waxee léegi pour bañ a guddal am na problème parce que dañ daan saafonte di dem di day si jàkka yi et cetera mais yooyu yëpp amul am na lu ko mën a remplacer nag quand même mooy les groupes WhatsApp et cetera pour nag ñëw si li nga xam ne mooy laaj bi nga ma jëkk laaj muy ayit bi moom ndeysaan li ci gën a doy waar mooy mënatuñoo daje si jàkka yi di saafonte di baalonte ak di ñaanalante gisante kanam yi parce que loolu dafa am solo loolu dafay bokk si dund gi n'est-ce pas ndax yaa sa alxuraan dafa wax ni li taarafu dañu yaa ayyuhan naas inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum taaruf boobu nag li koy gën a feddali li koy gën a suude ñaare moom mooy bis yu mel noonu ñu daje saafonte ndax yoon saasan dañu tazaawaru tahabu day leen seetante bu ko defee cofeel dox seen diggante loolu dafay doxal ak mbokk daal ren nag amul mais c'est limité am na mais c'est très limité ñaareel bi mooy alhamdulilah ñun avec la famille ak quelques jeunes yu dëkk si dëkk bi daje nañ fi démb def suñu julli toog ñaanalante fàttalante si comme ni ñu ko waxee aussi comme bu doon temps normal dañuy def xutba boo xam ne ñu koy tuddee feuille de route annuelle jëm si Korité bi def nañ ko boobu aussi disponible na def nañ 20 minutes yoo xam ni dañ doon fàttali rek ndax àdduna bi ñetti fan la démb tey ak suba démb weesu na am lu mu yóbbaale at mi ñu génn nii dafa am lu mu yóbbaale am na lu bare loo xam ne waruñu ko fi soon def nañ ko si wala am na lu bare loo xam ne waroon nañ ko see def suñu càggante tax na defuñu ko si kon nag tey ñi ngi si tey góor gi saaxu yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko dana wax naan ku sam xëy baaxul teela la gont n'est-ce pas donc noonu la ko alxuraan indee wabtaxi fi ma ataaka allahu daaral axira wala tansa nasibaka mina dunya kon li ñuy dégg nit ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu mooy nañu teel a tuub dellu si yàlla te xam ne at mii ñu weesu romb na jigéeñal nañu am atti sunu dee sunu bàmmeel anniversaire dafa war a tiital nit kenn du ko feete mais dala war a tiital nga gën a delluwaat si aaya bi yàlla doon wax naan yaa ayyuhal lazina amanu ittaqullaha wal tandur nafsu ma qaddamat li ghadin ay yéen ñi gëm yàlla ragal leen yàlla te bàyyi préparé wu bàyyi xel ëllëg mooy bàmmeel pratiquement donc sunu xutba si loolu lañ ko accès woon nit ñi war a xoolaat seen bopp xam ne lii fi am muy mbas bi benn soldaar la si soldaaru yàlla yi yàlla moo ne wa maa ya'lamu junuuda rabbika illaa huwa daf fi jaar di jàll incha allah day jaar jàll yàlla nañu yàlla boole si ñi nga xam ni dañ koy nettali ëllëg koor gi it yàlla bu mu nekk suñu mujj koor waaye li ñu waroon fësal ci xutba si jàkka yëpp fësal nañ ko quand même si groupe WhatsApp tasaare ko si àdduna bi nit ñi mën koo jariñoo. imaam doguma la sax dafa am lu bari loo xamante ne ni gars yi dañ koy laaj mooy ñaari julli korite yi yow nga nekk imaam loolu noo ko gisee te ñu ne Sénégal réewu jullit la 95% yëpp ay jullit lañu. waaw nahmadullah wa nusalli ala rasulillah ñaari julli korite bu la neexee ba ñett sax lenn rek moo ko waral ñàkk a wóolonte mais amul benn problème bi c'est-à-dire islam yan sa alxuraan daf na wax ni yàlla bëggaluñu lu jafeñ yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra koor kii xaw ma ko sa caméraman bi yàlla na fi yàgg te wér mais bu ñëwoon ni ma gis naa weer wi ma vérifier ni ab jullit la loolu daf may tënk man en tant que jullit pour ma woor ndax ki ñu yàlla yónnoon si ñun te joxañ ko ni bu ngeen ko toppee jub fa in wa in tuti'u tahtadu moom rek la ko yàlla wax moom la yàlla wax ni laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarjullaha wal yawmal axir benn bédouin benn kaw jóge na fële ñëw ni ko gis naa weer wi mu joxe ndigal nañ woor gis naa weer wi keneen ñëw ni ko gis naa weer wi mu joxe ndigal nañ woor yi Mame Abdou Aziz joxe na exemple bi weer amul yenn problème yi te xam-xam dama koy faral di wax xam-xam weesu na foo xam ni information mën ngaa
toog des heures te doo ko am n'est-ce pas donc mën nañoo am benn problème nag au niveau international mais au niveau local waruñoo mën am boobu problème parce que bu ñu toogoon ba minuit ñu dégg ñu ne ku mel ni waa kër Sëñ Abbas Sall te ñu xam leen ci sunna xam leen fonk diine am nañu ay preuve yu leen tax a woor ñun dañoo war a woor en tant que jullit. waaw mais yow sa xalaat yow mi nga xam ne imaam nga te boo waxee nit ñi déglu la yow nan la ñuy def lan mooy solution yi pour lii dañ Sénégal. waaw solution bi nag nekkul loo xam ni lu jafeñ la dañu ñaan yàlla sunu kilifa diine yi nga xam ne ñoom la ñuy déglu muy sunu xalif généraux yi yàlla ñu fi yàgg ñoom ñëpp te wér ñu dem ba am boobu compréhension parce que ñoom dañuy yéex a jot ci information yi seen intermédiaires yi ñooy indi problème yi mais maa ngi lay waatal ni Cheikh Aboubacar Sy Al Khalifa bu amee une bonne information à temps yëkkati kàddoom ni man damay woor suba Sénégal yëpp fay woor boo demee feneen këru diine boo dem wax ko c'est la même chose donc loolu dina jóge fi man je suis très serein que ni dina fi jóge ma indil benn leeral boo xam ne dama koy faral di wax samay xutba à chaque fois damay laaj bi tey Makka tey la ñuy soog a woor yi Sénégal ñu baree bari woori nañ démb ndax ñu bari dañ daan wax naan ñii waa Makka la ñuy topp déedéet ñun topp ñu waa Makka ñun fiq la ñuy topp yan saa sam dañuy suumu li rété de woor leen bu ngeen ko gisee woor leen boobu jullit yëpp la concerné donc fu jullit gisee weer wala mu gis weer pour woor wala moo xam Soobaan la nekk wala Ramadan bii pour woor yi li nga xam ni moo war a nekk yittee jullit yi mooy jëfe li yonent bi sax waxoon woor leen la wax bii mu ne wori leen ndax li tax Jóob dafa garaaw lool ci jullit muy lekk bisub koor te tay ko dafa garaaw lool ci jullit muy lekk muy woor bisu kor yi mu leer na ni tey wori la n'est-ce pas nga am ay preuve tangible que ni tey la kor yi nga lekk loolu dafa nga woor ko loolu dafa araam. boo ko xamul nag. waaw boo ko xamul moom wàcc na la bu dee kor comme bu dee kor yi mais rek. damay dégg jullit yu bari démb nee na li tax ñoom waruñu parce que gisuñu dégguñu. waaw xam nga woor dañ koo tegul ci gis ndax kon ku nekkoon day nekk fardu ayn day nekk farata jëmm pour nga dem séntu ji woor séntu jil sa bopp fu woor wi. mais même bu ñu la gisalee nee naa la kii yàlla yónni si ñun ab kaw jóge na fële xamu ko si ndey xamu ko si baay ni ko gis naa woor bi mu ne ko ndax gëm nga yàlla mu ne ko ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu annaka rasulullah mu joxe ndigal comme nañu li may wax si départ bi rek nañu wóolante ay jullit lañu ala kulli haalin. waaw imaam kon looy tëje. waaw li may tëje rek mooy ñaan yàlla subhanahu wa taala nangul ñu liñ fi jaamu ñun ñëpp ñi woor démb ak ñi wori démb ak ñi wori tey yëpp. yàlla na yàlla nangu bu yàlla nangoo yàlla na ko ful yàlla bu mu nekk sunu mujj koor yàlla na yàlla dëppale xol yi loolu yoon saa san da ko daan faral di ñaan ñu ngi koy moomale sunu maam sunu baay maam Abdou Aziz radiallahu anhu wa ardaahu da daan wax naan yàlla na yàlla tàppe xol yi loolu sangam ba moo ko daan ñaan allahumma allif bayna qulubina wa aslih zaata baynina wahdina subula salaam mooy allahumma yow yàlla allif bayna qulubina yàlla na nga tàppe suñuy xol ñun jullit yi wa aslih zaata baynina suñuy diggante yàlla na nga ko defar wahdina subula salaam yàlla na ñu teg ñun ñëpp siraatal mustaqim yàlla nañ ko yàlla defal di leen gërëm di gërëm Samy TV bu baax a baax si effort yu permanent yi ngeen di def rawatina si jour bi di ndokkal sénégalais yëpp di ndokkal jullit àdduna bi yëpp ñaan yàlla subhanahu wa taala mbas mi nga xam ni baras la lu fi jaar di jàll la yàlla na ko yàlla effacé yàlla na yàlla barkeel Samy TV comme ni ma ko waxoon léegi yàlla na yàlla may ñuy yàgg fekk ay koor te dëppale xolu jullit yi aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum assalaamu aleykum wa rahmatullah. waaw gis ngeen waa Sénégal kii mooy imam Birama Sarr ñu ñëwoon tey si këram mu fàttali jullit yi lan mooy lislaam fàttali jullit yi lan mooy koor dégg ngeen fi mu waxee si jamonoy sallallahu alayhi wa sallam kii ñëwoon wax ko ne gis na weer wi mu gëm ko ñun il faut ñu wóolunte bu ñu wóoluntee rek dina am benn korité am benn tabaski mais incha allah rabbi comme ni mu ko waxee gëm na ne dina dañ
incha allah rabi bu leen wax dara dañuy avancer seeti yeneen kilifa incha allah rabi jërë ngeen jëf. nuñ leen ko waxee jóge nañ sànq kër imam Sarr di imam si Jokalante gu fii si Tëngéej ñu jóge fa ñëw si Mamadou Mbengue opérateur économique nekk président aussi Lebougui gi nekk aussi vice président TFC nekk aussi conseil municipal si mairie bu Tëngéej mu ngi nii toog nag Mamadou Mbengue salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Sénégal yow la ñuy déglu nga présenté wu yow yaay kan. waaw alhamdulilah man de jaamukat yàlla bu ndaw rek laa di dëgg Mamadou Mbengue nga dëkk fii si Tëngéej cosaanoo Ngor na ab li bu waaw fii la màggate sax sama kii yëpp Tëngéej sama jàng maa ngi def daal enseignant na du profession ñu bari nag ñu jàppoo fu noonu si enseignant mais business bi rek pour xëy na kii nga gën a ràññee lu bari mais ñu wax ni enseignant xam nañu bu baax kawal nañu sa bopp incha allah waaw bëgguma nag di wax sama bopp nag waaye nag bu ngoog waaw bu ngoog daaw ak bu ren tey noo gisee ñaari korité yi ak ren ni mu demee nii ak bu daaw. kooku moom xam naa Sénégal moom dëkk bu particulier la c'est le pays de tous les paradoxes yëpp dañuy ëppatu koor yi li ñu gën a naqari moo julli yëpp am ñaari koor yi ñaari tabaski vraiment naqari na julli yëpp waaye nag yàlla baax na mais bés yaa ngi si biir si arrivé mais ñu def ndànk-ndànk mais habitude la boo xam ne yëpp dañ koy ñaaw par exemple bu mu ko doon comparé ak bii nag bii moom c'est assez spécial parce que dafa tombé ak li ñuy wax maanaam mbas moo xam ne jaaxal na ñëpp ñu sax guerre mais guerre boo xam ne ennemi identifié ko xamuñu naq la fan fu ñu jógee naq xeex ak ki ngay gis ba donc xeex bu day naqat l'islam moom fi nekk moom tax ñëpp ñu confiné kenn du dem jàkk ñu gis na daf leen si sax tëj passe ordonné l'islam moo ko santaan ko moom mbas am na pandémie bi am na ku nekk na toog sa rux ñu xeex boobu li gën a doy waar moom xeex comme ni ma ko xam ennemi boo xam ne invisible donc comme ñu ngi si suñu mat ñu ne ñu war a wax nag ñu wax maanaam spécialiste ñu docteur ñuy faj ñu jaaxal ñu yëpp si yem sa bopp bu wér sax doo ko fa yor sa bopp kon da ngaa seet déglu médecin lañ la wax ngaa def problème lii la décision yi matu ko yàlla l'islam dafa neex yomb ñu tàgg sa bakkan en général suñu wax gars yi ma ne leen l'islam lu sedd napp ak sa bakkan rek bu dee sa bakkan xam boo ko xoolee nga ne ci bokkul si l'islam yàlla tegul kenn lor tegul kenn coono diine bi amul coono yàlla tegul kenn mu antul ko yóbbu defal bàyyi boo mënee laaw soo mënee toujours da koy condition mais boo duggee nag am na condition islam am na lu ñu teg ak principe foofu la affaire yi boo dugg nag defal loolu ne waaye te bu dugg nag ay lii la te forcé wul islam du force wax nañ leen ba tàyyi naxante la waxante comme ni ko wala ko xam na du agul xuraan waaye dina labyrinthe dañ ko dégg noonu donc différence ñaari koor lii la ñaaw nañu ñaar wala léegi sa ñaari koor jógu fi tey dina nañ ko ñu démb li njil am ñu ngi tey mais yëpp ngëneel la rek c'est vrai macha allah xam nga tam fi nekk affaire jamono la jamono la naka nañ aada mais aada bu ñaaw dina kenn booloo la bëgg boo ko seetee sax ñi dafa doy waar mais si jikko ya changé te ñoo wàcc suñu ànd nga baal mi duma benn sëriñ yàlla bëggul tàqali naan sax bëgg toujours suñu boole nekk benn je peux pas comprendre te neen xale ngeen mais xool yàggul indépendance yi ñu sont bien avant mais tubaab yi ñu ñooy ci woon fi ak kan waraan teg fi tuy maaleeg Côte d'Ivoire ak ñëpp woori ndox mais lu doy waar tey je peux pas comprendre nag Sénégal bu tuuti même Gambie fi ne fay si Gambie ñu ne te Gambie si Sénégal beneen je peux pas comprendre mais nag bu ñu wax nag xam na bu ko tudd yaa ko tooy mais jaadu wuru jaadu on peut dire sax xëy na ak États-Unis ak Arabie Saoudite xëy na kii horaire bi xëy na man déclaré man na tax xëy na ñu bay mais suñu sous région bi war nañu mën a nekk benn nag c'est dëgg-dëgg mais il y a pas longtemps avant indépendance français bu toogoon AF bi tey tum ñëpp orindo ñëpp dog
ñun loolu lay xamoon mais tey indépendance ñu neex na entre parenthèses indépendance nit ñooy mais nag dañoo noot ba léegi loolu ñu division bi ñëw xam nga tubaab moo def léegi indi xaajale mooy diviser pour mieux régner ñu moo ñu dal ba léegi dañu nag duñ ko wax mais c'est ça tubaab bi moo ñëw fexe na ba xaajal ñu nag ñoo dof rek bàyyi suñu ànd rek topp ren rek ba xaajal ko am mais nag dama léegi mu ne incha allah te yaakaar naa si yéen jeunes yi tey ñun mag nañ xaddaar si li fi newoon dana changé mais jeunes bi ñëw incha allah ak jàng mi ak développement technique bi incha allah léegi yëpp dina des ñu tane sax léegi bon léegi ay ñàkk fee ñëw di jaxase yi tabax yi mais foog si mais mag ñi xam nañ la ñaa def c'est très important di sant yàlla yaakaar naa ne bientôt duñu fi génn ñu ngi ñaan quoi ñu ñaan yàlla ji moom ñu laatu si sport waaw yaa ngi jiite groupe waaw jiite aussi TFC Toronto alhamdulilah rabbil sport bi xam naa ne fii nag màggat daf ma dugg ak feebar maa ngi xajal tuuti xale yi ñu ñëw bu dee mbër yi ñu doon alhamdulilah rabbil alamin ba léegi ñëw jéem a sax ne c'est un peu difficile milieu bu spécial mais comme nag nit ñëpp la maa ngi seen ginnaaw rek di pousse xale te ngay FC tam alhamdulilah jokkul FC la woon macha allah di xam ne moo bi jokk ba xool tout secteur ñu xaar ñu changé ci bi def Tëngéej FC noonu doole waa Tëngéej yëpp commencé vraiment di remercier yi ñu xam ne ñoom ndaw les booy yi dem ci ñoo ko lekk 5 mousquetaires Babse Le Gros ñoo coxam la ak jëm si yàlla jógal puy waaw yooyu ñoo ko sos ak bu ñu fàtte Pape Mboup vraiment nga vraiment alhamdulilah maa ngi koy sant handicapé la mais handicapé méthode ñëpp ñoom léegi fi nekk il est handicapé malgré ça chef d'entreprise moo faam waaw sa war rek la bokk na mais alhamdulilah bu handicapé def ne kenn du fi taalal loxo te noonu la sax nit ki yàlla bàyyiwul kenn ku nekk am na moom yow yaa xeeb sa bopp mais jox na la kàllaama yow kii jox na ko xalaat kii jox na ko doole kii jox na ko àll ay suuf mais lu mu bëgg boo ko def noonu pour ñu mën a ànd nekk ba ari lu kenn mën ñaar ko dàq ay cité vraiment c'est comme ça man nag li si sportif vraiment mouvement bi ñëpp samay dëkkal bàyyiwuma nag maa ngi leen pousse daal si ginnaaw daal di leen pousse alhamdulilah di dolli ñaan macha allah loolu la rek la. Père Mamadou Mbengue fooy tëjee. li ma tëjee li leen gërëm yéen it xam nga lii dafa am solo sur TV waa xam nga TV mais loolu mooy pour leen dàq yéen 63 bi di ñu nax rek dàq yéen dàq jàng ëpp na xalaat la rek gëm ko di encouragé nit ñi te yoo xam ne ni nga ñëw tey ñu xamante ñu bàyyi ñu romb te xamante ni waaw yaay macha allah ñëw mais dafa di baax di leen gërëm yéen TV ak presse bi nii la bàyyi kii fa di dem si nii xool ñu xam lan la suñu recherche yi ngeen génne ko surtout ça surtout Tëngéej xam nga Tëngéej moom ak Dakar laa ilaaha illallaah xam nga ñu bari dañu romb waaw encore il fait partie des 4 communes ay tubaab lañu day ñëw ci kenn Dakar Ndar ak Dakar Gorée incha allah Tëngéej c'est-à-dire fii moo sa capital économique Tëngéej ji mais waaye on a laissé aller on a dormi sur la place lu gën a doy waar dama dem Paris kër xool way loolu la yaa ngi Ndar war Tëngéej ji dara changé donc xam nga ñëwoon tubaabu Afrique en fait bu njëkkaan xañ na waaw waaw je veux dire Sénégalais quoi en fait mais Tëngéej yi alhamdulilah vie traditionnellement ville centenaire macha allah xëy na historien yi suñu la dégg xëy na di si gën a wax incha allah ñu gën a xam tuuti Tëngéej yéen teewe loolu la yéen war joxoon saxwaat xale delluwaat suñu ànd répétition gis yëpp bàyyi suñu chant rek mu kii olof nee na boo xamul foofu dellu sama jëm lii rek mais nag dafa am ay yaay yéene di génne nit ñi nag ñu mën a wax ak ñu ñuy dégg yi manqué nag da ngay ñu fi nekk si ressources humaines macha allah nit xamul ñu déggoo rek laa xamul ko Tëngéej da jaay foo laal rek yaa quelque kii excel la ñu yéeg a ñuy yëgu pour sa bu Tëngéej ressources humaines macha allah macha allah donc rek jubóo daal incha allah kenn jiite moo jëf fii am na idole xam nga différence bi il faut que am tuut fol la génn ñu xaw koo gëm loolu moo ñu xaw mën ci ñu rek mais xalaat yaa ngi fi yéen a ngi fi incha allah yéen nag seen rôle la yéen jigéen yéen jeune ni nga def ni dogg fu nekk nga wax leen nit ñuy wax te génn bu ñu lee sax bàyyi si ay roxo nañu génn sa penc ba ñun ay lëbali penc ba lañ fa pencoo ko waxtaan ko naa ko naa fu nag rek ak léegi lëbu te terroriste
macha allah kon di leen gërëm aussi di leen sant vraiment kontaan si incha allah yéen ma xaw a bett sax ñi mais incha allah xëy na waxtaan bi war na fa gën a gudd mais comme ñu ngi si Korité ak gagné ak yooyu macha allah waaw di leen gërëm di leen kii c'est comme ça di leen félicité et nous encouragement waaw jërëjëf. waaw kooku mooy Mamadou Mbengue vice président bu TFC nekk aussi président Lebu gi les lutteurs du Rufisque nekk aussi opérateur économique ici à Rufisque nekkoon fi aussi président des enseignants waaw ñu gërëm ko sant ko yàgg si sport bi nag trop di def lu baax si sport bi waaw ñu ngi koy gërëm di ko sant pareeguñu nag buñ fi jógee dañuy dem seeti aussi beneen leader jërëjëf kon sama caméraman ñu avancé seeti keneen merci. salaamaaleykum comme di nuyoo waat rek yéen waa Sénégal comme ni ma leen ko waxee gis ngeen leader yi ma jot a jaar du ma lim seeni tour seetaan ngeen ko tey aussi ñu ñëw si beneen leader dans l'eau war ngeen ko xam économiquement financement lépp da koy def si Tëngéej jël dooleem di ko def si Tëngéej nekk aussi politicien xam ma nag ndax politicien la ba léegi mais politicien la woon mi ngi nii toog balaa ñuy sori ñu jox ko suñu micro mu nuyoo salaamaaleykum grand dame. aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. nga présenté wu rek waa Sénégal xam ki ñu toogal mooy kan. waaw ki ngeen toogal dëgg la mu ngi yëngu ci politique yàgg ci yëngu it waaye gëm na ni du ci teel a am cër ndax politique bokkul ak digeloo manul bokkul ak digeloo dul def bokkul it ak lal plan di seeti kenn pour mu sànni la carte politique dara bonu ci defin bi nag mën na bon moo tax wooyoo ma sama bopp politicien li ma gënal daal mooy ma wooyoo sama bopp homme politique li ci des nag ci kàttanu yàlla ma bëgg ko lal ci ak taalibe. waaw mais man dama doon dégg ñu ne xam nga da ngay xëccoo maire xam nga maire ouest wala ban maire nga doon xëccoo. waaw xam nga dégg-dégg moom kenn mënu ko bañ waaye daal ci tontu bu gàtt bu ma la mën a wax mooy man duma am dara lu yàlla bindul ci sama dund duma am lu yàlla bindul ci sama jee mébét bu baax nag doom aadama mën na ko am waaye ki nga xam ni mooy assamadu di yàlla ki ñëpp jublu ci faju aajo te jubluwul ci kenn lépp loo xam ne dama ko soxla ci moom laa koy jaare di ñaan yàlla lépp lu may amit yàlla na nekk lu yàlla gërëm ndax ku gëmul bés penc ci moom man ngaa def lu la soob man nga def lu la neex waaye nag ku gëmul bés penc ci moom doo dugg àjjana te kenn ku nekk ci ñun ak loo mën di yëngu ëllëg moom di nga daje ak suñu borom te dina la régler incha allah. grand da tontoo gooma de grand da waa Sénégal dañ lay seetaan ñu ngi di la seetaan Tëngéej aussi ñu ngi di la seetaan li ñu bëgg mooy nga leeral ñu da nga doon xëccoo maire wala da nga bëgg a nekk maire wala instant bi lan mooy sa ambition si politique wala da ngay bàyyi politique. politique manuma ko bàyyi ndax man si laa juddoo ndax dañuy wax ni nit ki la mu nàmp mbaa mu fekk wéy-yoom di ko def jombul yàlla mën na ko ci natt ba mu yëngu ci ab jaam nag walla góor du xëccoo mën na am mébét nag ci goxam di sàkku kàddu pour ñu jox ko la mu ca man ci kéem kàttanam mu jëfe ko ca goxam waaye comme li ma wax ci njaalbeen rek ak lu mu ci munti doon yàlla bu ma am cëru politique boo xam ni na ma ko amee yàlla gërëmu ko loolu nag dëgg-dëgg la laaj maa ngi wax sànq ni politique bi war nañu seetaat bu baax niñ koy defee niñ koy defee mooy bu fekkente ni man da nga xam ci man njubadi ku wér péng ma ñëw di sàkku baat ci yow boo ma joxee baat te xam sama njubadi
baat bi nga ma jox njubadi bu ma ci def yow mi ma jox baat di nga ci am yàlla nañ ci yàlla musal. mais ki la jox baat mën na si bañ a xam dara jox la baat. non dama ne bu fekkee da ngaa xam ni damaa jubadi nga jox ma baat boobu safaan bu ma ci def yow mi ma ko jox te xam ni daaw ma jubal di nga am ci safaan bi loolu laa ne yàlla nañ ci yàlla musal. waaw nga nekk si commune ouest commune bi nga nekk nii tey mën naa wax ne tali yi am na yu des surtout sa quartier bi nga dëkk nii lan moo waral loolu nga nekk fi comme leader yéen lan mooy seen wàll ci loolu. xam nga day dellu rek ci laaj bi nga ma laajoon xam nga doolee jën ndox olof la nag waaye bu fekkee da nga nekk ci gox boo xam ni dafa am ku ñu ko dénk te ñun lébu ñépp ay mbokk lañu koo wax safaan mën na dellu ci yow mu mel ni sa bopp nga ko wax bu ñu sàkkoo ci yow nga jàpp ci liggéey bi ala kulli xaal sa cër mooy nga jàpp ci waaye ka ñu dénk it bu fekkente ni la ñu ko dénk sàkku ci sa xel sàkku ci également sa jàppale nga yem fa nga war a yem rek te xam ni lu sotti rek yàllaa ko sottal. maanaam ma dégg sax mooy kenn woowu la si liggéey bi am fii OS. waaw woowuñ ma ci nag wax dëgg yàlla woowuñ ma ci si sama xalaat woowuñ ma ci it ci sama kàttan te nag olof dafa wax ni boo demee ci xew woo xam ni woowuñu la fa loo fa toj buñ la ko toppoo yaa tooñ sa bopp. waaw lu xew sa diggante ñoom ba kenn woowu la lan moo xew. li ma mën a wax de mooy ki fi nekk bon ci commune bi ma nekk di monsieur le maire Alioune Mar damay jiital ni lu ma ko yéene man yàlla naa ko ci jiitu ndax nit du gën boppam soxna Faat Njaay moo jur Saybatu Maar man soxna Faatumata Njaay ñu koy wax Ndeem Njaay moo jur sama yaay te Faat Njaay ak Ndeem Njaay magaak rakka lañu jigéen la ak càmmañ bon nag Alioune Mar ñoo bokk deret ma yéene ko it ndam ci lépp lu muy dox yéene ko jàmm it ak lépp lu muy dox rawatina ki muy denc di Fat Chérif Mbay Fat Chérif Moodu Mbay jur ko Moodu Mbay Faat Ndaak Combaan jur ko Faat Ndaak Combaan Ndaak Ñang jur ko Ndaak Ñang ak Faat Ñang bii jur sama pap ñoo bokk ndey ak baay bon Alioune Mar monsieur le maire fi ñu jaxasoo bare na. non man kay li ma bëgg a dégg grand dame bul toog fii tagg Alioune Mar man li ma bëgg mooy nga wax Alioune Mar li mu liggéey fii ndax ça avance wala yow sa xalaat mais bu toog fi di ko tagg conseil Alioune Mar dina toog seetaan la nga wax ka lan la war a def fii si commune ouest bi. Alioune Mar daal li ma koy xelal wala li ma koy dolli ci xel mooy boroomi bokk la soxnaam bi ma xamee di Fat Chérif boroomi bokk la te am na ñoo xam ne ñu ngi fii ci dëkk bi ñoo xam ne seeni loxo set nañu yoon nag bu soree dañ na mag a cay dem lu jot nag yomb ci tënk daal li ma mën a wax mooy yen bi ñu ko yen yàlla na ko ci yàlla defal téeñ te téyal ko boppam ba mu àttal ko ba lii mébétam ci lu baax mu mottali ko ci suñu gox bi. yow comme dans nangul dal si kaw maar waaw kon ñu avancé laaj ko beneen question
tey da nga gis Korité ren ak bu daaw gis nga ni mu demee bokkul ak pandémie bi am noo ko sentir ak noo ko dundee. sant yàlla rek sant yàlla ndax jàpp naa ni ñépp d'accord nañ ci ni pandémie bi am wër na àdduna gépp jàngat bi ci doomu aadama war a am nag mooy xam ni nëgam mbas moo wan a wër àddina yépp massamaak kii wàcc mbas muy yàlla bon war nañoo xam ni bon yàllaa ngi fépp ñu war delloo suñu bopp ci moom jaamu ko mooy jëfe ay digalam def suñu kéem kàttan ki moytu ay tereem ndax yàlla wan nañu boppam ci façon bu ne suñu kilifa yi fi nekk it bind nañu wax nañu la koy mottali nag mooy jëfe gis nga même kuy wax walla muy wuyoo jullit mooy kuy wax ana muslimun wal islaamu diini ni allahu rabbi wa muhammadu nabbi mooy dëggal ni yàlla mooy buur bi mata jaamu yeyoo jaamu te muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo di ab yonentam loolu làmmiñ ñu koy tudd mu fasu ci xol génn waaye nag ay cër a koy jëf mbas mi dañ ciy sant yàlla rek mi ñu wan boppam di ñaan yàlla mu jóge fi te bañ a fi ñëw mukk tey ñaan jaam yi it ñu bàyyi xel ci bés penc ndax ku ko gëmul doo dugg àjjana. waaw ñaari julli Korité am di am chaque année mu war a jóg Sénégal lan mooy sa xalaat si loolu ak lan moo koy dindi. ñaari julli yi duma ci sore li tax duma ci sore mooy bu ñu waxantee dëgg li koy alimenté yépp mbiri tariixa walla mbiri ay regroupement yu demee noonu ñoo koy indi waaye nañ bàyyi suñu xel ni tariixa du diine tariixa du lislaam mooy diine di ñaan yàlla ñii njëkk a wooraat ñi ko mujj a def it lay seen kéene ba ñu def ko yàlla na yàlla boole yépp def ci yiw fay ñiy njëkk ak ñiy mujj a woor ñépp. waaw grand daan kon looy tëje. waaw li may tëje mooy santati yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam sant waa Sami TV di leen ñaanal yàlla lii seen mébét ci seen këru liggéeyukaay boobu yàlla na ci yàlla def lu raw seen njort yéen ñi ma seet siit tàllal ma micro di jël sama ay xalaat ma nga leen di ñaanal yàlla defal leen fan wu gudd wànd ak wér ak wérle ak tal ak fekke bi jaayi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam di leen wax allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim. waaw kooku mooy Daalo nekk fii si Ouest nekk opérateur économique di def lu baax si quartier am di def lu rafet si Tëngéej yéen ñi may seetaan yaakaar naa xammee ngeen ko xam ngeen ko waaw pareeguñu aussi dañuy continuer maax sama caméraman des na yeneen leader yu ñu war a jëli kon si kanam incha allah rabbi teg leen foofu seen loxo xanaa man nuyoo waat rek waa Sénégal yi ñuy seetaan gis ngeen si autorités yi ñu jot a jaar tey aussi ñu ngi nii si commune Ouest nag ku ko tudd di nga tudd monsieur le maire Alioune Mar ñëpp xam lu baax li muy def si Ouest ñëpp xam lu baax li muy def si Tëngéej ñëpp xam lu baax li muy def si Sénégal mi ngi nii toog du ñu sori xanaa ñu tàll ko suñu micro rek
moo gën a présenté wu ñu doog a dugg ci question yi salaamaaleykum monsieur le maire. ñu ngi nuyu mbokk yëpp di nuyu waa Samy TV ki ci kaw ba ki ci suuf bu nekk télé boo xam ne xam naa ko nag bu baax xanaa dama koy gëj a gis parce que finalu Cité Gabon bi Samy TV mi ngi fi woon ci sargal jëgg Maguette Ndoye jëgg tamit Samy TV mi ngi fi woon donc ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax di leen féliciter ci seen initiative yi ngeen am ci biir Tëngéej di ñaan yàlla aussi télé bi dem ba fi ngeen ko bëgg a yóbbu donc ñu ngi nuyu aussi téléspectateurs yi di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu fii ci Tëngéej ak ci feneen. nag peut-être que yéene état la te liggéeyu état aussi xaw ma lu tax nag pays sous-développé di ko wax dañuy wax naa liggéeyu état du gaaw donc man ba léegi xaw ma lan mooy parce que lu toll ni état. bu liggéeyam gaawul man xaw ma kan la liggéeyam di gaaw mais daal nit ñi boo waxee rek ñu ne liggéeyu état daal du gaaw même boo amee dossier sax quelque part ñu ne la bu dee affaire état du gaaw donc loolu man mi wax ak yow nii mënuma la wax ne lii moo tax mu taxaw mënuma la wax ne lii moo tax liggéey bi yeggul ba léegi parce que nag wax dëgg yàlla yàgg na ça fait ñetti at ñu ngi ci tali Cité Gabon bi mais bi ngay ñëw xam naa moo tax. da nga am tuuti jafe-jafe pour agsi moo tax xam naa sa xel nekk ci nga posé ci question donc tàmbaliwaat na ñu ngi ñaan yàlla nag bi yoon mu nekk bu vraiment bu baax bi que tali bi yegg yéene bi rafet na mais bala moo gën a rafet nag yéene état bala moo gën a neex mooy yëf yi mat ba ku nekk gis ne kat Cité Gabon am na tali léegi. parce que tali bi en fait nekkul tali maire yi parce que aussi maire yi mënul defar tali. loolu da nekk lu leer amul ci benn maire boo xam ne dina dagg tali di ko defar defe naa ne maire yi Tëngéej à part mairie ville defe naa boo fi jëlee 500 mètres yoo xam ne pour route la rek wala moins de 500 mètres da nekk seen budget benn at ak genn wàll donc defe naa ne du maire yi moom mooy defar tali bi dafa bokk ci li nga xam ne moom la état bi defoon am na ñeenti at a ngi nii ñu tudde ko Promoville. loolu mooy tali bi nga xam ne tamit moo jaar Sokabek ñu di ko woowee boulevard Serigne Mansour donc yaakaar naa ne vraiment ñaari liggéey yooyu moom la fi état jëkk sumb ci affaire tali Promoville boobu nag am na deuxième phase di ko wax Promoville 2 lu ci bari loolu ci biir ville bi la ak ci biir communauté Rufisque Est donc ñun en tant que bénéficiaire ñun collectivités locales yi ak population yi dañuy ñaan rek liggéey projet yu mel noonu gën a bari te liggéey bi tamit gën a gaaw non mais du suñu projet état la quoi projet état waaw ay moom ñu wekk ko ci yàlla rek ku dellu ci yàlla bu baax a baax yàlla mi nga xam ne moo nekk ci tàmbali bi te moo nekk ci jeexital bi ndax bu fekkente ne bu daaw bi ak bu ren bi ute na am na lu ci ute dañ koy delloo ci yàlla rek parce que loolu yëpp li ñuy gis nii yëpp nag yàlla la soob parce que aussi bu ko ci neexoon mu gën ko taral bu ko neexoon tamit mu yemale ko fii donc différence bi ñu gis ci bu Korité daaw ak ko tam ñu delloo ko ci yàlla di xam ne li nga xam ne moo ko waral moom moo di feebar bi ñuy wax Covid 19 ñi di ko wax tamit coronavirus. mu nekk feebar boo xam ne yéem na bépp mbindeef amatul pays bu am doole amatul pays bu ñàkk doole amatul nit ku weex amatul nit ku jaune amul nit ku xonq amul nit ku ñuul ñëpp la yéem ba fi ñuy toog yow di wax ak yow nii man di dégguma benn docteur ci dëkk bu mu mënti nekk mu ne feebar bi li koy indi lii la dañ ko tuddee virus rek ay ca gaaw virus mais kenn xamagul virus bi lan la donc yàlla mooñ ci mën a musal ndax loo xam ne xamoo lan la pour nga faj ko dina jafe donc yàlla nañ ci yàlla musal lii am nag waaye dëgg yàlla tiis la naka jullit yëpp et puis citoyen yëpp jële comme ci loo xam ne noonu la ko yàlla bëggee bu ko defee mu daal di oyof seen xol mu oyof seen comportement donc li nga xam ne moom la ñuy wax rek ñu ngi ñaan ànd ak ñëpp nag population bi yëpp citoyen yëpp ñu ñaan yàlla na fi yàlla jële feebar bi di leen jaajëfal tamit ki seen taxawaay parce que gis nañu fii ci Rufisque Ouest
ba feebar bi taxawee ba léegi waxuma maire bi de waxuma adjoint maire waxuma autorité yi mais population seen bopp ñoom ñoo jógal seen bopp tàgguwuñu kenn tàgguwuñu état tàgguwuñu maire yi tàgguwuñu département tàgguwuñu kenn ñoom ñoo jóg jël seen initiative bopp commencé xeex ba mu ko defee nag ñun tamit wax dëgg yàlla ci wareef ñuy ñëw fekk leen ci pour seet lépp loo xam ne ñun dañ leen di dooleel ñoom pour ñu gën a mën a xeex feebar bi donc vraiment ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaan nag seen taxawaay ba ñu am ak ba ñu amoon ñu gën ko dëgëral ndax yëf yi fi mu nekk nii dafay xaw a mel ni dafay gën a tar bu kenn yaakaar rek ne comme que yàgg na rek naa croiser les bras la ma doon def naa ko bàyyi au contraire li nga doon def na nga ko gën a dëgëral li nga doon def na nga ci gën a jàpp ndax yàlla may ñu bu ñu àndee rek yàlla dinañu may. Covid bi nag li ñu ciy def bari na mais jàpp naa ne population yi ne ci dëkk bi lañ ca def moo gën a bari ndax koo xam ne dafa yor budget mu jël million def ko ci kooku mënul def citoyen bi nekk ci koñ bi jël 100 francs def ko ci donc jàpp na ne lépp lu ñu def rek dañ koy def pour renforcer élan de participation des populations man de sama gis-gis mooy bu ñu ci defoon milliard aussi population bi benn par benn ku toog sa koñ jël 500 francs jël 100 francs def ko ci sax yow yaa ñu gën a ëpp mérite ci loolu donc parce que ñun nag lu ñu def rek ñu toog rek ñu ne comme que ñi ñoo ñu dénk te ñi ñu dénk joxe nañ signal bi ñu ngi commencé ñoom di def lu nekk comme que loolu jox nañ ñu signal dañuy jël ci li nga xam ne moomuñu ko ñun ñëpp ñoo ko bokk ñu def ci lu gën a am doole li ñuy def ci wàllu xayma donc def naa ne ñun foofu lañ koy teg lim bi baax na trop mais ñi nga dëkkal tamit xam nañu yow la nga fa def ñi dëkkul aussi ci koñ bi xam na lañ fi def donc ba démb sax ci bërki démb ci affaire école yi am na loo xam ne tamit def nañ ci tuuti donc je pense que ne man li may gën a gis ci feebar bi mooy yàlla na sax mooy élan de solidarité bi mooy que nit ñi taxaw kenn joxu leen or kenn waxul kenn dara kenn digul kenn dara mais ñu jóg takku nii mel ni benn nit dañuy xaar feebar bi loolu lay ñaan yàlla mu continuer parce que loolu moom manqué ay pays sous-développés yi pour seen développement mooy ki nit ñi àndandoo takku jël ay projet de développement ñu jéem ko doxal donc honnêtement au lieu kon ñun ñuy wax li ñuy def dañ ciy profité rek di gën a jaajëfal ñi nga xam ne ku ci nekk am na lu mu ci def ba ñun ñu ñëw fekk leen ci waaw je crois que question boobu boo koy tontu day ne en tant que jullit en tant que jullit parce que aussi en tant que maire moom waaw ñëpp xam nañ ne Aliou Man jullit la. waaw mais hors de jullit hors musulman kooku maire la mais loolu tax ma ne la en tant que maire ñëpp xam nañ ne Aliou Man jullit la loolu may la en tant que maire tey boo doon wax parce que boo waxee imaam nañ la dégg ñëpp nañ la déglu tey lan nga siy wax ñaari wax nga dégg bon donc en tant que maire ak jullit daf ñuy xaw metti surtout boo jëlee côté jullit bi bu fekkente ne ñun ñëpp ñoo bokk diine muy islam ñun ñëpp ñu nekk jullit nga gis loo xam ne dafay xàjjaatle yow boo nekkee jullit vraiment dina la metti donc lii metti nañu trop bokkul ci li nga xam ne ñun def nañ ko ngëneel bu ñu sañoon de ñun en tant que jullit suñu kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk kilifa diine ñu defaraat seen toogaay boo xool lii ñaari koriteek ñaari tabaskeek uute ci bis ci daal mu mën fi dakk donc foofu laay gën a waxee en tant que jullit parce que aussi li ma gëm muy suñu islam nekkul diine caaxaan nekkul diine boo xam ne aussi dafay favoriser kii jaar fi kii jaar fële il faut que umma islamique bi nekk benn ba nga xam ne lépp lu ñuy dogal ñun ñëpp ñu ñoo ciy tënku mais bu ñu naree nag ku nekk jaar fii ñii ne ibaadu yi la ñii ne tijaan yi la ñii ne murit yi la ñii ne ñeseen yi la ñii ne laayeen yi la loolu man de rafetlu wu ma ko en tant que jullit sama xalaat moo di il faut que ñu wóolonte parce que islam moom defe naa li mu jëkkat li mu bokk na ci li mu gën a fonk mooy confiance surtout ci wàllu koor nettali nañ ne dinaa weer yoo xam ne sàmmkat moo koy wax mu yegg ci gën ji mbindeef mu ne kon bokk ay kon bokk nañu dog
donc je pense que confiance boobu amoon ci jamono yooyu ba léegi ñu nekk ay nit confiance boobu mën na am nañu gëm ne kat c'est vrai que àdduna bay na ay yàqkat surtout ñoo xam ne dañu jóg pour yàq diine islam mais rek ba léegi rek dañ leen bàyyi ak yàlla mel ni ñu am kóolante suñu biir ba nga xam ne tiijaan bi ak murit bi ak xaadir bi dañ nekk benn bu benn jullit rek bu ko gisee ñun ñëpp ñu wari te tamit mu bañ a ànd ak caaxaan man de loolu moo ciy nekk sama xalaat parce que état mënu ci dugg bu ci état duggee it dina xaw a metti am na état yu ko jéem nag comme Gambie mais nag état bu mel ni Sénégal tolloo tourne foo xam ne président day wax ne na ngeen julli altine par la force wala bu kenn julli altine par la force donc alors am na Gambie li ma lay wax nii donc au lieu kon état di ci dugg defe naa ne suñu kilifa diine yi yàlla may na leen xam-xam may na leen taxawaay ba bu ñu toogee waxtaan ci rek solution am il est temps nag ñu toog waxtaan ci parce que l'affaire là n'a que trop duré. Merci. Fi may tëjee mooy di baalu ñëpp ak di wax ne ci bésu Korité bi ñu ngi ciy profité di tàllal ñëpp loxo di leen baal ak di wax tamit ne ñëpp nañu baal ak tooñeel dafa nekk lu sew mën naa am def nañu loo xam ne ñoo ko tey tooñ ci nit wala boog def nañu loo xam ne tey ñu ko tooñ ci nit yooyu yëpp nag benn yi ak fukk yi ñu ngi ñaan nit ñi wax dëgg yàlla ñu baal ñu ko te yàlla may ñu aussi tax gën a mën a taxaw suñu commune gën a mën a taxaw suñu ville de Rufisque suñu département suñu Sénégal gi yëpp di ñaan yàlla feebar bii nga xam ne nag dafa dem ba nekk tiis ci ñun yàlla ñu ko yàlla teggil yàlla na nekk fàttaliku bu metti ci ay bés yu néew ñu ngi sant aussi waa Sami TV di sant patron bi ka nekk ca kaw di sant également Omar Ngala parce que xam def naa ne koor gi moom a jàpp ba léegi moo tax jot teelu ma laa xàmmee donc ñu ngi sant sa caméraman di sant ñëpp wasalaam merci. waaw kooku mooy monsieur le maire Alioune Mar nekk maire ouest tey moom lañ jël si woon dégg ngeen li mu wax gis ngeen fi ñu jaar autorité yi ba egg si moom pareeguñu nag dañuy avancer jël ñeneen ba si kanam incha allah jërëjëf. xanaa di nuyuwaat rek waa Sénégal ne waat salaamaaleykum tey gis ngeen bi ñu xëyee ba léegi ñu ngi seen journée Korité bi tey demoon nañ leen si leader yu bari gis ngeen fi ñu jógee si monsieur le maire avant moom gis nga fi ñu jaar ay dents ak ñeneen Imam Sarr yéen ñëpp gis ngeen tey aussi ñu ñëw si Jacques ñu koy wax Zakaria Cissé nekk président Cité Gabon di def lu rafet aussi dès que nekk un homme social di contribuer waxuma ne Cité Gabon rek mais dama naan si Rufisque financièrement moralement mentalement duñu sori nag mi ngi nii toog ñu nuyu ko salaamaaleykum Zakaria. aleykum salaam waa Sami TV maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di jaajëfal groupe de presse bi di leen ñaanal yàlla yokk seen kattan di rafetlu initiative bi ngeen xamante ne moom ngeen def ci bésu julli bi ñoo di seet si ñi nga xamante ne am ngeen yaakaar ne seen kaddu dina amal njëriñ askan bi jërëjëf. waaw Zak pour nit ñi gën la xam rek yow lan nga Cité Gabon. yàlla dogal na depuis daaw ñun ñoo nekk président Cité Gabon ci kàttanu yàlla ñu ngi ciy jéem def li nga xamante ne jàppoon nañ ne daal bu defee dina defal ASC bi ñu nekk si guddeeg bëccëg ak ñeneen ñoo xamante ne ñoo ko seex ñoo si jàpp ci liggéey bi en quelque sorte waaw Zakaria yow yaa ngi doog a doon président ASC ah. waaw mën nañ ko wax parce que Cité Gabon depuis 2020 ni ñu koy waxatee 99 la Cité Gabon juddu yàlla dogal na on faisait partie des membres fondateurs maanaam ñi créé ASC Cité Gabon ñun ci lañ bokk. yow mos nga football Cité Gabon. bien sûr. moom poste nga daan football. moom laa doon bëgg wax bi ñu yàlla dogal na bi ñu créé Cité Gabon on était en même temps membre du bureau et joueur en même temps parce que boobu temps suñu âge permettre nañ ñuy football mais comme initiative bu créé ASC bi yàlla jaarale na ko ci suñuy loxo ba ñu ñëwee ba foofu ñu amoon passion également ci football mun ñu woon bañ a nekk ci ñaari wàll yëpp
donc j'étais président de la commission sportive en 99 en même temps joueur actif de l'ASC et je l'ai pratiqué su ma juumul pendant 5 ou 6 ans après nag laay doog arrêté continuer nekk dirigeant voilà. mais yow président bi yow lan nga si jàngat président bi ñu la fal nii loo si jàngat parce que gars yi nañ ne dafa métti ah ñu naan dafa neex. métti na mais askan bu la wóoloo jàpp naa ne amul lu gën a rëy loolu ndax c'est ASC ci lu ndaw la mais nga dëkk ci dëkk nekk fi ak say nawle xale yi am yaakaar ci yow nga war leen a taxaw man pour man loolu mooy mbégte mi nga xamante ne moo ci nekk te loolu amul ni ñu koy waxatee amul lu ko gën a fort coono yi ñu siy daj su fekkee ne da nga am xelu ne li may def pour sama askan laa koy defal sama quartier laa koy defal je dois montrer le bon exemple je dois tirer par le haut mes frères et sœurs man pour man dootul nekk métti daal en quelque sorte voilà mbégte moo ciy am su boobaa voilà mais métti bi moom wax dëgg yàlla dinañ la déranger di nga bàyyi sa yitte di nga def loo xamante ñenn ñi dinañ la mere parce que duñ la comprendre ainsi de suite yooyu mooy métti yi nga xamante ne moo ci nekk parce que en réalité soo ci paree yow yaay génn sa poche wala yaay jël say xalaatu bopp ak ñi nga ko seexal dem di lijjanti di indi pour le bien-être du quartier en retour en général yow doo ci gagné lu bëri waaw bu fekkee ne nekkoo kuy politique wala koo xamante ne da nga bëgg ñu xam la yu demee noonu su boobaa day xaw a métti ci yow parce que daanaka yow rek yaay ci demal sa bopp wala boog ñu la bëgg a jàppale wala ñu mel ni yow ñooy ñëw di contribuer ci li nga xamante ne voilà mooy doxal ASC bi mooy doxal quartier bi de façon générale voilà. mais c'était que moom mi ngi doog a jël coupe ah. waaw tarkal alhamdulilah yàlla dogal na aussi si suñu magistère suñu voilà suñu jëmm ju xeebu bi ci yàlla indee li nga xamante ne mooy trophée bu njëkk mais du may bëgg wax loolu ndax liggéey bi du daaw la tàmbale ndax wax naa ko sànq 99 la woon beaucoup de présidents d'ASC se sont succédés ku nekk ak li nga liggéey du dëgg liggéey yooyu ñu liggéey amaana yoon boobu nga xamante ne moom lañ tracé woon ak ligne directrice bi nga xamante ne moom lañ amoon ak défi yi nga xamante ne moom lañ nekkoon di am saa su ne amaana moo tax ba ma ñëwee yàlla sottal wala coupe bi ñëw si tege boo xam ndax comprendre nga xam bi c'est très important parce que buñ ne tey Aliou Cissé moom moo nekk entraîneur bi nga xamante ne si ni mu koy wax de ci équipe nationale ci entraîneur sénégalais ku ñuul moom moo njëkk a yóbbu équipe nationale finale mën nañ ko gërëmee c'est vrai mais il faut se dire que en amont maanaam si li ko jiitu amoon na ñeneen ñoo xamante ne le travail a été d'un apport considérable pour moi mooy par exemple ay Alioune Sarr ay ñeneen daal ñi nga xamante ne ay Amara Traoré ay Bokandé donc ñooñu ñëpp liggéey yi ñu doon liggéey moo tax moom ba mu ñëwee liggéey bi day xaw a yomb ci moom donc c'est en quelque sorte li nga xamante ne moom moo ñu daal ñun donc parce que am na ñu bëri ñoo xamante ne jaaroon nañ fi Ndiassa ngi ci Ndiok Mbengue nekk mu ngi ci ak ñeneen donc saa njuk mu ngi ci woon yooyu nga xamante ne moom lañ def ci xelu xale yi ñu màggaale ko di ko doxee di ci xëy di ci gont moo waral xëy na ba ma yegsee man affaire bi gën a yomb voilà nii daal na la affaire bi demee daal. yow moo déggee sax mooy nawetaan ren bi dafa yomb dafa yomb si yow am na foo ko teg de sax. non yombul mais xam nga dañuy wax bu lekkee olom na ko gëlëmee cooy du dëgg lii mujj rek moom la ñuy di gis mais dañuy wax feccu liir su neexee parce que yaa jàttee sa mbaggee am na ñoo xamante ne ñoo ci nekkoon bu yàgg moment yi nga xamante ne xëy na man nekkatuma ci woon am na ñoo xamante ne mosuñu bàyyi am na ñoo xamante ne concours de toutes ces choses là liggéey boobu nga xamante ne ak expérience bi ñu dajale pendant tous ces temps là mooy presque 20 ans d'existence jàpp naa ne moo sabab lii nii nga xamante non mais noir bi dégg naa dëgëroon na de sax gars yi dañuy tëj rek bon man damay wax ne ci wàllu mbooloo ak lu mu mën a doon liggéey bi am na solo mais na ngay liggéeyee jàpp naa ne moo ëpp solo ñaan c'est vrai am na waaye lekkatu neen jàpp naa ne tamit naxul béy du dëgg soo amee sëriñ lu mu rëy du wàcc ci terrain bi du dëgg alors su fekkee ne am nga
ki daax ñaan ci Sénégal wala ci àddina te yow amoo loo xamante ne moom mooy jumtukaay yi nga xamante ne mooy tax la muy ñaan am fu mu tegu jàpp naa ne doo am ndam ci li ngay ñaanlu ndax sëriñ bi du wàcc ci terrain du sëriñ bi mooy dugal bi ay joueurs ñoo koy dugal donc may profité ci loolu di jaajëfal mboolem ñi nga xamante ne rek ñu ngi woon ci mbir mi muy joueurs yi muy dirigeants yi muy ñaankat yi muy ñi nga xamante ne dañoo joxe seen xaalis bëgguma lim mais bëri nañ ñoo xamante ne ils ont contribué de près ou de loin à cette victoire là. donc gars yi nee nañ Jacques dafa bëri xaalis ah waroon def lépp. non c'est pas ça dañuy wax rek amoon nañ yéene bu rëy wax dëgg yàlla def nañ ci suñu kéem kàttan wax dëgg yàlla financièrement yëg nañ ko tamit bu baax mais comme ni mu ko waxee si njëlbeen rek mbiru quartier moom mbiru gox mbiru dëkk voilà boo ciy nekkee jàpp naa ne waroo réfléchir sax ci li ngay dépenser wala noonu parce que sas bi yaakaar bi moo gënoon moo ëpp doole loolu ndax xaalis nu mu mën a toll da nga fi nga koy bàyyi te day jeex aussi mais lii nekk na lu way bu dul woon fay mu nekkoon également comme ni ma ko waxee sànq une attente bu yàgg ndax 20 ans du 2 semaines du 2 jours du 20 mois du dëgg boobu ba léegi ñu ngi woon ci ASC bi def ci xaalis bu ëpp li nga xamante ne xëy na def nañ ko ren def ci coono yu ëpp xëy na li nga xamante ne ñun def nañ ko mais loolu yëpp bañ ko boole amaana moo ñu indil voilà li nga xamante ne voilà mooy ndam temps rêvé muy coupe bi ci ASC Cité Gabon. mooy si dee également ak circonstance bu xaw a compliqué ndax bi ñu tasaatee zone yi voilà donc ñi jóge fii dem fii ñi jóge fii dem fële zone 3 zone bi nga xamante ne moo ñu làmb woon ñun ñëpp ñi dëkk Jokkul ak ñi dëkk ba maanaam Jokkul ba Léona ba Cité Gabon donc boo xoolee équipe yi fi nekkoon fii yëpp nekkoon ay école dañu leen a tasoon yàlla dogal aussi ba ñu demee si zone yooyu ñu nekk daanaka amuñu résultat yi nga xamante ne moom lañ tàmmoon doon gis bu weesoo Ngañ Sàmb bi demoon final ak Cité Gabon moo si topp def naa beneen bi coxo la te coxo bokkul woon zone 3 donc mu nekkoon défi nag ba ñuy dem parce que sas bi réyoon na maa ngi fàttaliku bi ñuy waaj a final yi gars yi dañu doon wax équipe yaa ngi wàññeeku de waa zone 3 ñu ngi wàññeeku de fexe leen yéen ngeen relever le défi pour que au moins coupe bi jéggi raay bi comme Ngañ Sàmb yàlla dogal na ren jëlu ko ngeen Cité Gabon moo nekkoon espoir bi ci kàttanu yàlla nag ak mbooleem mi si jàpp ñëpp yàlla sottal na loolu voilà. mais yow yaay président ba léegi Cité Gabon. waaw ba léegi nii yàlla def na maay président waaw. kon bi ñëw da nga ko bëgg a jëlaat. waa su fekkee ne xëy na man maay continuer nekk président ndax métti na su ma sañoon am ku ma wuutu su ma sañoon am koo xamante ne dinañ ko mën a teg ci yoon bi ñun mosuñu see jóge ASC bi mosuñu see jóge comme ni mu ko waxee sa début boobu ba fi may waxee ak yéen tant chaque fois qu'on nous a interpellé pour la cause de l'ASC on a répondu de façon favorable donc présidence nag dafa laaj jot dafa laaj investissement dafa laaj temps ak yooyu noonu mu nekk ay paramètres ak ay critères yoo xamante ne président ASC da ko war a gàddu pour pouvoir mener à bien la mission bi nga xamante ne moom lañ koy dénk moo tax ma ne comme yàlla dogal na yàlla suturaal nañu ba lii am dañoo bëggoon daal su dee mën na nekk wala bu ñu ko permettre ñu am keneen koo xamante ne dina ñëw ñu partager ak moom expérience bi ñu am teg ko ci yoon bi nga xamante ne moo ñu indil lii tey amaana moom it mu mën a voilà jàng ci loolu wala mu bénéficier wu ci affaire boobu. waa Cité Gabon duñ nangu loolu parce que nee nañ delloo fa sab loxo day neex si yow neex si man yow delloowaat fa sa loxo rek indi laa leen coupe bi. xam nga yàlla dafa dogal yaa Cheikh liggéey bi ñuy liggéey mu nekk liggéey bu xaw a compliqué ndax dañuy yëngu ci wàllu entrepreneuriat di dem chantier loolu mooy suñu profession am ay boo waxee chantier wax entrepreneuriat mooy ay responsabilités yoo xamante ne ñeneen ñoo la koy dénk te ñun dañoo nekk dañoo bokk si ñi nga xamante ne ay homme de conviction lañ ay homme de comment on appelle ça homme de défi lañ tu vois dañ koy bëgg a taxawee wala gérer ko ba nga xamante ne ki nga xamante ne moo la jox projet am wala ki la dénk mbiram du ci am jaaxle soo ko booleeg nag waa Cité Gabon dëkk dénk la tamit yaakaar la nga war a gérer fii gérer fële dina nekk loo xamante ne yàgg ci dina métti ku xam entrepreneuriat ku xam chantier xam ne boole kook leneen yombul
da ngay gis sax ay tierce personne wala ay particulier bu ñu amee liggéey dañuy bàyyi da leen jaral sax ñu jël congé pour mën a topp projet ndax projet dafa compliqué li mu làmboo dafa bëri boo ci nekkee nag nekk entrepreneur nekk ingénieur di ci liggéey da ngay am ay projet à gauche à droite donc sa liggéey bopp da lay tënk ba nga xamante ne soo ci bëggee boole beneen liggéey bu mel ni sasu ASC wala sasu koñ day xaw a compliqué njaaxare kii boobu daal mooy li nga xamante ne moo tax ma am yaakaar ne partagé woon expérience bi ak keneen koo xamante ne moo la ëpp jot wala moo la gën a oyof voilà pour man moo doon gën a yomb ci ñun waaw loolu rek la mais bu loolu 10 ans bu ñu ko mënee nekk parce que c'est toujours dans le cadre de bien faire c'est dans le cadre de l'amélioration ou bien du cadre de vie de la cité ou bien yokkute cité bi mooy tax nga ciy dem kon loolu duñ ci doyal ndax ay xewal rek ak ay ngéneen rek moo ci nekk ci li ma jàpp. waaw Zak suñu deuxième question mooy si wàllu Korité bi nga gis Korité daaw ni mu mel ak Korité ren ni mu mel changement boobu xam nga li ko waral donc yow lan ngay sensibiliser sa quartier ak waa Tëngéej ak sénégalais yi nga xamante ne ñoo lay déglu. di wax na rek situation bu doy waar la bu metti la si Zaïre parce qu'il faut bien faire la part des choses yàlla moo ñu sàkk moo nangu donc te parfois di ngay dégg ñu naan lii est-ce que dëgg la est-ce que du loxo nit ak yooyu yëpp mën nañ ko yaakaar mais dama bokk si ñi gëm ne su ma ne damay def lii bu antoore day fekk yàlla la neex kon même su fekkee ne États-Unis lay jógee Chine lay jógee loxo nit a ko defar ak lu mu ci mën a doon bu yàlla nangul woon du am ça veut dire quoi yàlla moo ñuy nattu yàlla mooy nattu jaam mooy teg jaam ay épreuve pour xëy na xool pour delloo walla defaraat li nga xamante ne xëy na jàpp na ne moo gën ci ñun kon dañ koy sante yàlla ne mag ñi boroom xam-xam yi waxoon nañ ne lii tous les 100 ans day nekk loo xamante day ñëw mais épreuve la après dafay jàll bu jàllee dafay gën a neex ci askan wi donc man jàngat boobu daal laa ci am di wax ne rek yombul parce que activité yu bëri wàññeeku na ñu bëri perte nañ seen liggéey ak yeneen boo koy lim du jeex waaye lépp rek nañ ko delloo si yàlla rek di wax ne Korité bi nga xamante ne moom la ñuy dund nii di ñaan yàlla lii metti woon ci loolu noonu yëpp yàlla changer ñu ko defal ñu ko ay xéwal teggil ñu mbas mi indil ñu leneen loo xamante ne amaana moom mooy gën ci ñun waaw. dama gis nga bokk ci benn groupe boobu yéen damay gis ngeen di dugal chaque jour walla ngeen di wax maa def masque yi maa def yéen lan ngeen def ci wàllu masque yi ak wàllu gel yi et puis groupe boobu nga bokk moo tudd naan. bon yaa bi mbir mi amee ci suñu xalaat bu gàtt dañoo gis ne ku nekk fa nga nekk mën nga faa nekk def li nga war a def maanaam man ma nekk ci Degamo en tant que président di jéem ki nekk Jokkul di jéem ki nekk Xeer di jéem ki nekk feneen ak feneen di jéem ñu ne olof day wax l'union fait la tubaab day wax l'union fait la force mbooloo mooy doole ñu ne est-ce que suñu boolee ñun en président yi ku nekk ñëw représenter sa gox ñu boole synergie d'action yi est-ce que du ëpp solo pour Tëngéej ñu créer li ñuy wax la ligue des présidents ou bien le collectif des présidents d'ASC noonu lañ ko xayma ñu ne plateforme yi li ko tax a jóg nag mooy ñun ñëpp ñu booloo ñu xamante déjà parce que ñun ñëpp Tëngéej moo ñu ñor boo nekkee Cité Gabon bu amee lu xew Thiawlène dina la laal parce que Tëngéej la bokk boo nekkee Cité Gabon wala nga nekk Dangu am lu laal Jokkul Kaw dina la concerner ñu ne kon nañ boole doole yi nañ jéem a fexe xamante ñu créer collectif di ci waxtaan di nas ay programme di nas ay projet di ko yoo xamante dañ koy jëmale ci Tëngéej pour mu am une synergie d'action face d'abord à li nga xamante ne mooy mbas mi parce que ku ne xam na ne balaa nga naan naam da nga fay ne comme mbir mi bi mu ñëwee nag nekk na lu compliqué lu doy waar ñu ne nag nañ créer lii au moins pour contribuer de façon symbolique à la pandémie donc ñu njëkkee ci nag dem seeti la solidarité rufisquoise mu nekk benn entité boo xamante ne mu ngi ci biir Tëngéej mais eux ils sont actifs parce que c'est des gens yoo xamante ils sont sur le terrain chaque fois ñu dem am lu ñu dajale yóbbu leen ko
waa Solidarité Rufisquoise si taxawaayu ay kilifa yu bëri yu fa nekkoon bi ñu paree loolu ñu ne dañuy dem seeti également ki nga xamante ne mooy préfet parce que préfet mooy ki nga xamante ne moo représenté président ci dëkk bi du doon c'est le représentant de l'État donc on est parti également le voir tàllal ko suñu loxo comme quoi que on est disposé à contribuer à travailler en synergie avec les structures étatiques ak jébbal ko également suñu ndimbal voilà noonu la daal ci xayma wala ci gàttal li nga xamante ne daal moo sabab li ngay laajte ni mooy ligue des présidents d'ASC bi. mais non ligue boobu laa wax est-ce que li ngeen joxe fii si Jokkul maanaam pare na nit ñi gis nañ seen bopp gel yi ak masque yi est-ce que nekkul politique rek wala. non y a rien de politique dans ça comme ni ma ko waxee rek dañ ne Cité Gamon am na ko représenté nga dem Cité Millionnaire am na ko représenté soo ko boolee c'est presque 75 ASC à Rufisque 74. non mais wàllu gel yi laa wax ak masque yi. maa ngi ñëw waaw ci loolu dañoo jàpp ne comme ni ma ko waxee sànq soo ñëwee rek nga génn nga ne Zakaria en tant que président Cité Gamon xaaral man ma yam sama koñ pour ñun lutte bi mën naa bañ efficace bi nga xamante ne moom la noonu la waroon a efficace c'est sur cette base là qu'on s'est dit ñun lu nekk du toog sa koñ di def li ngay def dañuy jël li ñu am ñu xool kenn koo xamante ne jàpp nañ ne dina wër Tëngéej muy Solidarité Rufisquoise ñu dem waxtaan ak moom bi ñu demee waxtaan ak waa Solidarité woo leen jébbal leen suñu ndimbal boobu nag ñu jox Solidarité Rufisquoise ñoom waa Solidarité Rufisquoise boo seetloo amul daanaka dajale nañ matal nañ ay ASC yu bëri Cité Gamon ci la bokk dem nañ Jokkul dem nañ feneen di def travail de sensibilisation di jox ay dotation gel masque lépp a ngi ci donc ñun taxawaay boobu wala gis-gis boobu noonu lañ ci amoon bi ñu paree loolu soo demee ci préfet nga yóbbul ko ndimbal également ndimbal moom moo gën a xam fan mooy metti en réalité donc soo ko demee nga yóbbu ko ci préfet mais préfet dina ko yóbbu ci jàkk dina ko yóbbu ci école dina ko yóbbu ci dispensaire dina ko yóbbu également ci koñ yi donc xalaat boobu ñun moom lañ amoon moo tax ñu doxalee noonu ñu doxalee. seen groupe bi dafa am président. non c'est juste des présidents maanaam président. foo mu am ko jiitu. waaw pour le moment nag comme situation bi nu mu ñëwee yàlla dogal na doo ko tal parce que dañ ne lii ëpp solo fu mu toll nii pas kii moo jiitu kële moo jiitu. kon amagu leen bureau. pour le moment amaguñu bureau mais bon dañuy waxtaan chaque fois ci groupe bi xool li nga xamante ne jàpp nañ ne moo urgent wala am na solo pour Tëngéej ñu def ko pas de façon individuelle mais de façon globale. voilà benn fête bu ñu sañoon mu nekk benn mbir boo xamante ne ñun ñëpp ñoo koy bokk mais yàlla dafa dogal nit ñi bokkuñu ay sensibilité bokkuñu ay gis-gis. te am na loo xamante ne wax dëgg yàlla jàpp naa ne kenn rek moo ko mën a saafara mooy xëy na njiitu réew mi mais complexité bi nga xamante ne moo nekk ci question bi moom sax loolu da koo të moo tax tey da ngay dégg ñu ne IAM Thiam commission génn na wax na lii nga dégg parallèlement ñeneen génn taxaw wax la le diine moo tëddee noonu ndax kii tiijaan la kii murit la kii leneen la kii ibaadu la mais ñëpp ci yàlla lañ jëm. kon nag yàlla mi nga xamante ne moom laa ne moom moo am yërmande moom moo tax ñuy def yàlla nag ku ci nekk rek la nga def ku ci nekk rek la nga gëm ak la ngay def yàlla na daje ngërëmal suñu borom man jàngat boobu laa ci def parce que c'est très compliqué mun a wax kii moo am raison kii amul raison parce que ku ci nekk rek moom boo ko xoolee wala boo ko déglu la muy wax dafa am fu mu koy teg parce que nit du def dara si dara. du dëgg ñu dañ naan non ñun Arabie Saoudite la ñu àndal ñi ne nii ñi ne nii ñi ne nele mais lépp rek lu ci am solo c'est dans le cadre de bien faire ci li ma jàpp. tes waaw xanaa nuyoo waat rek waa Sénégal ya ñu seetaan tey gis ngeen fi ñu jógee si Alioune Mar gis ngeen président Jacques gis ngeen Danlo Imam Sarr gis ngeen ñëpp. tey aussi mënuñu dugg a Tëngéej di jël les autorités te duñu jël ku mel ni Doudou Sow parce que Doudou Sow dama naan c'est un monument waxuma de l'Afrique mais du monde entier parce que mën naa wax ne
à travers du saw tax na ñu bëri xam Tëngéej nekk na fi professionnel nekk fi joueur équipe nationale def lu bëri aussi contribuer na lu bëri daal si Sénégal tey moo tax tey jour Korité bi ñu ñëw tey si këram nekk Doudou salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah mon frère ami Biram maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu waa Sami TV yëpp di ko tàmbalee si directeur bi di leen baalu àq di baalu àq waa Tëngéej yëpp di baalu àq waa Sénégal di baalu àq jullit yëpp di baal ñëpp àq tamit di ñaan yàlla mu nangul ñu suñu koor fulal ñu ko nangul ñu suñu jaamu yëpp jéggal ñu suñuy rëcc te xiir ñu si topp si santaanam ak sunna si rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu ñëpp di la déglu. waaw pour ñu gën a xam Doudou Sow ñi lay seetaan nga am tuuti rek loo xam ne mën nga présenté wu si ñi lay seetaan nii nga wax leen daal kan mooy Doudou. waaw Doudou Sow dañuy wax d'abord Mamadou Sow citoyen sénégalais la doomu Tëngéej la juddoo fi fekk fi baax yaroo fi màggee fi am fi teraanga ba pare toog feex ay teraangam jëm ko bokk ak ñëpp ñu si xaj te di ñaan yàlla mu yokk nag ñëpp xaj ci rek Mamadou Sow la ñenn ñu xam mais Doudou Sow la ñu ma gën a xamee fii si Tëngéej donc ni ma la ko waxee ma yaroo fi jàngee fi yàlla def si li ñu ma gën a miinee nag mooy football yàlla def ma dem ba am si réussite ba nekkoon professionnel ba football si équipe nationale du Sénégal booy xool identité boobu daal lañu nit ñi gën a xamee Doudou Sow kon foofu laay gën a mën a présenté woo rek donc footballeur laa woon bu nekkoon Tëngéej doon jëf ba yàlla def jëf weesu waaye ñu nekk si di jàppale képp ku ci xaj daal si wàllu football. waaw Doudou Korité bi nga gis Korité daaw ak bu ren gis nga changement bi fi am duma la ko wax yaam nga gën a xam tey nan nga dundee Korité daaw bi ak bu ren bi. waaw dañuy wax alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah dañuy sant yàlla julli si yonante bi xëy na am na ñu muy jaaxal waaye jullit bu nekk lii warul a jaaxal d'abord si tënk mën nañ ko considérer comme benn stage spirituel bu nga xam ne yàlla daf ñuy jox chance ñu gën a mën a toog wéetal ko gën a wéetoo moom lii si ñuul rek mooy du ñu am chance du ñu woon am chance su ndax pandémie bi am di dem si jàkka yi di dem si jumaa yi di daje te foofu bërëbu daje yu jullit yi la foofu mooy place réunion yu jullit yi waaye nag booy xool jullit yi ñoom ñaari feet rek la ñu am muy korité bii ñu nekk nii ak tabaski loolu mooy feetu jullit yi beneen bu la waaye wax rek sama njàng mu gàtt jullit amul bu dul feet boobu waaye nag am na fi ay mag yu def yu baax yoo xam ne dañuy màggal seeni bés loolu tamit bokk na parce que yàlla moo nañu toppaleen ma roy si yonante bi ak ulul azmi yi ak ñi nga xamante ne ak ñi nga xamante ni nga xam si njàngat ak si ulamaawa ak yooyu yëpp te ñun alhamdulilah am nañ ko fii Sénégal par rapport ak korité bi nag li tax ma wax ne jullit yi loolu la ñu am man am naa chance su dem si ay réewu jullit yu bari réewu arab joxew ma si ñoom exemple mais bu jotee tamit li nga gis nii ñu def ko ñoom lu ko gën a sedd sax la ñuy def muy korité di tabaski vraiment dañuy gannaaw korité la ñuy waxtaan dinañu julli fajar bu ñu jullee fajar julli suba vraiment sikkar si yàlla sàbbal yàlla bu baax booy xool julli suba gi ak julli fajar bi weesul 1h15 donc bu jant bi di cof rek di génn jóg nañu julli sunna bi bu korité bi vraiment ren nag defuñu ko si jàkka yi waaye jéem nañu roy sunna tamit jéem ko def si kër yi yàlla nañu yàlla nangul waaye bu ñu sañoon di ko dajee jullit suñu mbokk jullit yëpp amuñu chance tamit di saafonte ji ndax lii am parce que bëgguñu perturber mbokk te mbokk mooy dëkkandoo bëgguñu perturber mbokk te mbokk mooy ki nga bokkal meen wala ki nga bokkal gañoo donc ndaxte xëy na man mii di wax ma bañ a tooñ doomu jàngoro ji ñuy wax mën na nekk ci man xëy na man sama cellule yi ni mu ko mënee téye comme ni ma ko waxee woon yow sa bos mënu ko téye lu ma la bëgg lu ma bëgg sama bopp wala ma ne dama lay ziyaate war naa loola jéem a sàmm xëy na keneen nit du ma la jox exemple yow keneen nit mën na yor jàngoro ju nga xamante ne man mii
samay cellule antanul ko bu ñu demee ba saafonte jàngoro ju mën na ñëw si man bu ko antalul man maa si daanu rek lii sama cellule antal tamit yow bu ko sa bos antalul bu la dalee yow yaa si daanu donc daal loolu laay jàngat si korité bi li ñu mën a wax rek mooy nañu sant yàlla bi ñu ko fekkee ba feete ko ñaan yàlla way jiituñu yàlla yërëm leen xare leen àjjana te bii bañ a doon suñu mujj korité te ñu wax ne comme ni ma ko waxee sànq rek nañ ko def genre stage spirituel mu mel nii rek war nañ si mën a gën a jàngat waaye profité aussi gën a jege suñu boroom gën a ñaan bu baax liy xew ni mu dañ waaye aussi doomu aadama yàlla jàngale nañu si tamit war nañ di gën a moytu di gën a moytu ndikul suñuy ñooñ maanaam comme li ñuy wax rek nga seexlu te seetlu di moytu bu baax waaye lii du dara nañ ko man dama ko positiver nag man moom dama ko wax ma jàngoro ji de mais ni ñu ni ñu korité nii vraiment mu am dal am tekk amul benn perturbation lii ma si xaw a regretter rek mooy dëgg bañ a dem jumaa ja julli Eid ak suñuy mbokk jullit yëpp waaye ñoo ngi leen di ñaanal ñu teewe ko ay déwén yu bari jàngoro ju am si àdduna mu tegg ko way tawat yu jullit yëpp yàlla na leen yàlla dindi seeni tawat dindi leen seen feebar te yàlla yërëm way jiitu yu jullit yi. waaw grand Doudou li nga wax am na solo trop mais damay gis julli ñaari korité julli ñaari tabaski loolu dafa war a dañ Sénégal grand Doudou yow pour yow loolu lu ko waral. non gis nga yii buy am rek ñàkk organisation la ñun ay kilifa ñoo ñu jiitu kilifa yooyu ñu jiitu nañ sukkandiku ko rek si sunna si rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala bokk kilifa aada yi ñu jiitu ñu jox les moyens seen bopp xam ne weer bi fu mu mënta toll dinañ mën a xam ne tel jour lay génn si am na possibilité boobu parce que comparé wu ma encore mais dëkk yu mel ni dëkku arabe yi wala les européens bu weer bi war a juddu feex 5 jours 6 jours sax ñu ne la tel jour lay ñëw mais am na bon ñun Arabie Saoudite la ñu bari lu ñuy dem mais fi ñu toog suñuy xarit tey ban bés la ñu nekk ahad mooy dimanche bi di ñëw bu waree taw sax dinañ la wax telle heure dina taw tel jour dina taw telle heure dina taw te si seen téléphone rek lañ koy consulter fekk nag seen dëkk organisé wu ñuñ ba annoncé loolu bu tel jour na lay am poussière wala waame lu nga xamante ne dafay indi poussière yëkkati poussière wala def jëya ñu ne bu kenn génn xale yi bu ñu jàng bu avion jóg bërëb bi nga xam ne foofu lay kiiwee donc loolu tamit nit ñi ñuy jiite depuis 60 ans mais quand même yooyu war nañ dépasser lii quoi mais toujours dañu naan lii rek affaire bi du problème mu diine wala problème mu kii ne damay tabaski wala ñi ma damay korité mais dëkk bi c'est que dëkk dañ koy organiser suñu njiit yi nañu jël décision boobu def les moyens qu'il faut xam ne weer bi dañu koy gis weer bi c'est possible ñu gis ko mais man mënuma ko yow mënoo ko à l'œil nu dafa am ay comme appareil bi nga téye nii duñu filmer da ngay dem teg ma ci télé mais noonu mën nañ ko capturer weer bi am na appareil yoo xam ne mën nañ capturer weer xam fu mu toll xam lépp donc yooyu dëkk tamit bu demee ba toll nii am ñaata at d'indépendance mais war nañu dépasser vraiment détail yooyu loolu la rek man seetewu ma ko affaire tarixa seetewu ma ko affaire kii lii la mais jullit lañu c'est-à-dire suñu réew yi dañu war a mettre dans de bonnes conditions ñu xam ne weer bi tel jour lay feeñ ci Sénégal jour boobu la ñuy woor tel jour lay feeñ ci Sénégal jour boobu la ñuy woori loolu la rek. non mais yow lan mooy sa xalaat tey bu fekkoon da ngay conseiller commission bi parce que dafa naa fii am na ñaari commission ba ñetti commission tey bu fekkoon da ngay jox conseil yow tey commission bi wala ngay jox tey waa Sénégal tey nan la ñuy def ba loolu dañ. non xam nga déjà si sa wax ne nga ma xam nga am na ñaari commission wala ñetti commission ba pare laaj man bu may jox commission bi conseil donc ban commission laa jox. ñoom ñett ñëpp dañu war a nekk benn commission moo war a am parce que Sénégal benn la weer wi saw maax yow ñoo bokk weer wi jant bi maax yow ko bokk donc benn commission moo fi war a am bu fekkente ne mooy organisation bi may wax rek c'est-à-dire yow nga gis weer weex yow nga gérer commission man ma gis weer weex man ma gérer commission mais sa waay pour dimbali suñuy ñoñ la rek. mais kan moo war a def loolu ñun ñan ñoo leen war a boole. wax naa la léegi suñuy njiit yu aada yu àdduna waaw suñuy njiit yu àdduna ñi. est-ce que xalaat nga ne loolu dina yomb. dafa war a yomb c'est-à-dire
tey ma ñëw si Doudou Sow ne ko Doudou sa commission dama bëggoon nga ñëw si place su Jesse ne non man sama commission laa gérer yow aussi nga gérer sa commission mais est-ce que loolu moom laa la wax est-ce que dina yomb loolu. mais dafa war a yomba sama kër gii warul am ñaari njël loolu rek la mel ñi jiite ñoo naan dëkk bi nii la war a doxee waaw dëkk bi nii la war a doxee ñu wasul si ak yërëm ñun parce que ñun ñoom ñëpp lañ sopp ay nitu yàlla lañ ay kilifay diine lañ tudduma kenn xamuma sax ñu gérer commission parce que man gis nga man ni may doxalee man xam lan la jullit yi daal bu ñu demee ma ànd ak ñoom waaw même gis nga affaire vote yi yi nii bu ma sentiroon ne yéen ñett ñii toog jege ma da ngeen ne diw ngeen faral du ma leen amal ax di faral keneen di ko fal parce que yéen a pensé wu foofu damay pensé wu si yéen parce que yéen a ma ëpp loolu mooy démocratie loolu mooy solidarité. yow tey bu ma la laajee kañ nga wari loo may wax ban jour nga wari yow. maa ngi nii moo tax nga seet fi ma de. nga wari tey. tey laa wari lu tax nga wari tey te am na ñu wari démb. yëguma ko woon sax yëguma woon ne sax am na ñu wari démb yëguma woon mais sukkandiwuma si Arabie Saoudite mais ñoom tey la ñu wari mais en général man toujours bu mujj bi rek laay jël profité aussi parce que bu njëkk bi mën na ma échappé mais man seet dama ne la xamuma sax commission yi xawma sax ku jiite commission. xamoo ñi jiite commission Sénégal fii. yàlla xam naa xaw ma ko calculé wu ma sax loolu dama bëgg bu ma sañoon yow boo wooree kii day woor kii woor ma woor jullit yëpp woor yow nga woori kii woor jullit yëpp woori. kon yow ma déggee sama daal pour affaire bi dañ il faut commission yi doon benn am benn jiit te kan mooy def loolu ki nga xamante ne moo jiite réew mi. ñi jiite réew mi ñooy gérer loolu am réew tamit noonu lañ koy gérer ñi jiite réew mi ñoo ko mën a jiite amul sax ñu ngi nii jël décision ne nañ tëj jàkka ya nañ tëj jumaa ya nangam. mais tëj jàkka ya jumaa yi am nañu julli tey non c'est-à-dire moment bi ñuy wax feebar bi dafa tar mais ñoom décidé nañ ba jàkka yëpp tëj mais fi mu nekk nii dañ ko wàññi ndànk-ndànk ba ñooñu di jël distance donc loolu xam moom moo gën a diis ñu ne gars yi nañ woorandoo benn yoon ak woorindoo benn yoon si man sama xalaat nag bu gàtt moo gën a diis looloo gën a diis. waaw si wàllu pandémie bi gis nga ni mu demee tey Doudou ban action la def si wàllu pandémie bi si quartier am wala dama ne si Rufisque. waaw en tout cas association bi ma bokk muy internationaux yu Sénégal yi joxe nañu suñu participation loolu daal laa mën a wax parce que ñun si football la ñu xamee waaye yóbbu nañ suñu participation si réew mi dama ne bien si réew mi si keesu réew mi. xaalis wala ay dons. bari na am na ñoo xam ne sax seen bopp dañu woo ñenn ñi def ay dons matériel mais suñu wàllu football dajale nañu xaalis takku na takkuwul ku ko doyloo nañu dem nañ tekk si suñuy loxo ñi jiite xaalisu wala ñi jiite footballu Sénégal ñu yóbbu ko si réew mi si loolu nag damay gërëm internationaux yëpp ki ci jëkk a nekk international ak ki ba ñiy mujj tey di football parce que man kii di football nii lu mu def pour man la ko defal kii di football actuel kii footballoon avant may judd pour man ndam bu mu am man la ko amal kii footballoon doonaax man nit ndam bu mu am man la ko amal donc xam nga waane weesuwul ngay wax si domaine keneen moo tax moo wax la léegi man daal sama xam-xam bu gàtt si weer wi dañu woorandoo rek warandoo mais si football dama ne ñun daal suñu wàll def nañu ba pare suñu famille am nañu ay kilifa organiser nañu def lu ñu mën ci famille bi xamuñu ku xamaa ku amaa ku amul sama famille itam maa ngi leen di ziar bu baax ci taxawaay boobu parce que jullit moom solidarité rek jullit moom li mu tudd xam nga mooy lan dundandoo deewandoo man mën naa la jëkk a dem de mais deewandoo bi mooy ñu bokk pas-pas parce que pandémie bi jàngal nañu lu bari et pourtant dama ne la réew yi gën a développé lu weesu nii la ñuy dundee lu weesu confinement waaw man day réew mi ma nekk moom bi ma mas di dem bokk vraiment lu weesu confinement bi la ñuy dund et pourtant il vivait en paix ba léegi ñu ngi koy vivre en paix te bi ñu yëgee ne lii am na feebar bi ay étrangers yu bari ñoo ko am ci seen dëkk parce que étrangers yoo fay bari ñooy bari lu ñu fay dem parce que réew mu am koom-koom la mais ñoom seen wàllu bopp doomu dëkk ba bariwul ñu ko fa est-ce que am na fa parce que en tout cas bi may laaj ñi ma xam yëpp dañ naan amu fa te man région bi ma bari lu may nekk dañ na dugg fa ba tey amul sax étranger bu dugg donc loolu mooy organisation décision yu gouverneur yi di jël ba décision bu président de la république jël ñun tamit ñu ànd ci parce que ñoom ñoo ñuy jiite tey jii bu maara day taali bu ñu doon am coow ak beneen réew dañ naan suñu président du jël telle décision mais bu ñu am coow ak jàngoro surtout muy jàngoro ju muus comme ni ma koy waxee yeewu lool xam ne day yoot rek toog
donc mais ñun tamit nañu déglu suñuy njiit si loolu ñi nga xam ne ñoo yor faj gi waaw en tout cas dama ne la si wàlla war nga ma wax si pandémie bi maa ngi gërëm tous les internationaux de football sénégalais di gërëm suma famille man vraiment muy famille Moussa Samb ak Awa Sow vraiment taxaw nañu ñoom ñëpp seen mbokk waaw vraiment waaw kii mooy Doudou Sow waa Sénégal du ma leen ko présenté comme ni ma leen ko waxee woon suñu dernière kàddu mooy Doudou tey looy tëjee. waaw li may tëjee delluwaat rek baalu àq di baal àq ñëpp di nuyu nag autorité rufisquoise yëpp di leen wax ne yéen tamit ñoo ngi wax sax ci réew mi dañu war a solidaire am benn kàddu mais soyez solidaire ndaxte tënk àq ñëpp di ñaan yàlla def xéewal ci àdduna mu baawaan yàlla teggi jàngoro yëpp jërëjëf. waaw kooku mooy Doudou Sow l'ancien international moo nekk nii moom moo doon joxe ay kàddoom gis ngeen dégg ngeen li mu wax ci Covid 19 bi dégg ngeen aussi conseil yi mu joxe ci ñaari julli yi dégg ngeen aussi li mu wax ci politiciens yi gërëm na aussi ancien international yi mu nekkaloon kon yéen aussi yéen ñuy. dëkk fekk Doudou Sow mii boobu ba léegi dara ñaawul mu doon koo xam ne mun naa wax ne mën wax ci moom sax parce que defe naa ne booy wax ci moom sax dafay xaw a doy waar parce que mbaaxaayam du xaalis bu ma jox wala dama koy sànni ay ni ñu koy waxee jeter des pierres mais de lu baax lu mu def ndax li gën a rafet ci lu baax mooy nga dëkk ak sa waajur yaay ma ngi ci bunte bi defe naa booy dugg te wax naa toujours keroog bi ma joxee micro fii ne alxuraan dafa wax ne waliwaay dana gis sana da nga rafetal jëma si ñaari waajur kon donc loolu ku ko def defe naa sa jaan wàcc na waxtuma laa nga ñëw ci këram fii mën ñu dëkk tout pare nga woo ma saa bu bés bi ñëwee nga woo ma wax ma ne yaa ngi ko du kon donc damay am kontante di nuyu particulièrement ñi nga xam ne ñooy waa Guy Àjjana kilifa yi di si jiital Omar Ndiaye imam ak chef de quartier bi Adama Ndiaye ñoom mag ñu baax lañu vraiment ñoo ne ci quartier bi di fi dox lu baax di ko wax kon donc boo ñëwee si dëkk daal di nga nuyu waa dëkk ba di kontaan. waaw léegi yow ñaari julli rek laa bëgg nga wax si tuuti rek fii ma duggoon sànq ak Doudou ñaari julli yi am Alsaan lan moo ko waral. ñaari julli yi nag sama xam-xam sori si torop pour mu diis na wax ci waaye damay wax ne julli doy na sëkk ñu wax ne inna moom ixwa fa aslu bayna axwaykum kon donc mbokk googu defe naa kenn mënu ko dindi lu yàlla waxal ba pare kon donc différence bi am ñi julli tey ñu julli suba benn rek la defe naa sotti ak def si la di kontaan nag di wax ñu déwénati di ko wax kilifa yi di ko wax mboolem kilifa yi di ko wax waa Tëngéej ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaw kon allo looy tëjee. li may tëjee biram mooy di gërëm di wax alhamdulilah di gërëm samay waajur di famille Thiembène bi ma bokk sama yaay Awa Sarr ak mboolem mi samay mag yi ak samay rakk yi ak yow mi nga xam ne yaa ma jox micro bi mboolem waa Tëngéej jàmm wàcc si àdduna bi pandémie bi nga xam ne moo fi nekk di coronavirus vraiment jaaxal ñëpp Covid 19 bi yàlla na ko yàlla yemale fii une bonne fois pour toutes ñi feebar yàlla nañu wér ñi si génn àdduna yàlla leen yàlla yërëm jégal leen te defal leen àjjana firdaws asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw kooku mooy Alassane Sembène di copain Doudou Sow moom aussi dégg ngeen seede yi mu seede ñu woon fii si kër Doudou Sow fii si Tëngéej comme ni leen ko waxee rek gërëm nañ leen sant nañ leen Doudou nag dégg ngeen li ko gars yi seede moom peut-être yàlla moo koy fay yàlla na ko yàlla fay yéen aussi ngeen ñaanal ñu mën di ko def saa su ne parce que genre yi dañuy ñaan ñu yàgg fii Sénégal parce que ñoom c'était des hommes de base comme ni ko Armé di waxee ñoom Doudou Sow ay Alassane Sembène ak fi ma jot a jaar ñoom Alioune Mar ñoom ñëpp dans l'eau Jacques ñoom ñëpp maa leen di gërëm Imam Sarr Mamadou Mbengue président TFC ñoom ñëpp maa leen di gërëm maa leen di gërëm di leen sant di leen wax ne nag émission bi fii la yem di leen gërëm di leen sant encore beneen yoon incha allah rabbi dinañ ñëwaat fii si Grand Doudou nañ leen ko jëralaat beneen bu gën a yaatu incha allah rabbi mu gën ñu wax si carrière am parce que chaque jour da ngeen ma koy wax pour mooy ñëw si Doudou muy wax mu ay carrière am laaj ngeen moo sax ay vidéo am ne ngeen bu fekkee tax man na ma ko jox pour ma dugal ko ngeen seetaan ko incha allah rabbi loolu lépp nañ ko def incha allah rabbi gërëm leen sant leen yéen ñuy seetaan ba beneen yoon incha allah rabbi di gërëm sama caméraman Chérif Loum jërëjëf Mbiram Ndombane doon ko présenté merci beaucoup kon ba beneen yoon incha allah rabbi jërë ngeen jëf